tey foo dem ci réewum Sénégal dafa fekk mutuelle samp nañu lu jege juróom-ñaari téeméeri mutuelle ñu war leen dooleel te collectivité locale yi war see jiitu. dafa mel ni day ñaax képp kuy maire képp kuy responsable politique képp kuy autorité ci réew mi pour xamal la ne bu fekkee bëgg nga jàppale population yi nekk sa gox day am na jumtuwaay bu am solo boo xam ne mën nga ko jëfandikoo jumtuwaay boobu mooy mutuelle de santé. waa Sicap Mbao Diamaguène dafa mel ni wane nañ yoon bi ci ñooñu ñu bind am na ay waay laago directeur général bu CMU rafetlu jëf ji di ñaan ñu gën ko yaatal ndax paj mi gën a yomb ci bépp sénégalais. jërëjëf Oumar Diaw. jawriñ bi ñu denk wàllu cosaan ak aada moom nag démb ma nga woon ca Gandiaye ngir nag teewe ndaje bu yaatu bu ñi nga xam ne rek mooy kilifa aada yi doon nekk dëkk ca Saloum doon nag amal ñoom ñëpp nag kilifa cosaan ak aada yooyu nag dañ doon waxtaan ci ban place moom nooy place wu ñi nga xamante ne rek ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu cosaan ak aada réew mi ngir nag bu amee jafe-jafe ñu mën fa amal ñu mën fa ràññe ñu mën leen ca ràññe bu baax a baax ñoom ñëpp ña nga daje woon nag ca Gandiaye. Louise Bidza moo ñu defaral reportage bi waaye Seydina Aliou Fall moo ñu ko faram-fàcceel. saa su kilifay lébu gi teewee ca Gandiaye dafay nekk lu yéeme kilifay aada bu Gandiaye yëpp teewoon ak jaraaf bu Saloum ak jaraaf bu Bargny ñoom ñëpp wuyu si ci li nga xamante ne nii moo di woote bu ministre de la culture kilifay aada yi nag bugg a rataxal li fi amoon démb ak li fi am tey. cérémonie tey bi dama ci am mbégte parce que lii dafa nekk loo xam ne yombul regrouper assistance bu mel nii chef de province yi nekk Saloum yëpp daje fi ceux du Sine sont là ceux du Cap-Vert sont là. vous avez vu gis nga Ablaye Matar Diop ñëw na fi ki nga xam ne mooy grand serigne de Dakar ñoom ñëpp accompagné monsieur Mbagnick Ndiaye te lii yëpp ñu ngi ko jëlee vraiment ci li nga xam ne nii moom moo di ordre bi mu monsieur le président de la République joxe parce que gis nga ko ci message à la nation dafa jàpp ni la culture la moo mën a développer at réew mi. kilifay aada yi di dox ay tànk jàmm ci diggante yi loolu nag mu nekk loo xamante ne nii dañ leen ko jagleel tey ji nag ñu fas yéene dugal li nga xamante ne nii moom moo di seen loxo ngir jàppale lii di institution yi maanaam conseil départementaux yi ak ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi liggéey ci nguur gi. Buur Saalum Buur Siin Jaraaf dama wax ne réew bi ku ko xam maa ko wax moom pour Gandiaye ne ko ba nga bu daaw leen dara danga daan génn léegi dañ lay wala lay teg kenn ku nekk moo la di soo ko xam bu fekkee ne dëgg wax naa ko Samba Ndiaye mu lan mbéy su fekkee ne nga ko yor dëggal tappalaatoo yomb na nag danga sa màgg moom dana may si. Gandiaye kilifa yi dajale woon ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di kilifa yi aada yi. am naa mbégte lool tey bu ma ñëwee Gandiaye ci nga xam ne ñuy concrétiser benn mébét bu ma amoon mooy ñu boole les chefs traditionnels du Saloum. ci ndaje mi Mbagnick Ndiaye joxe na benn enveloppe bu toll ci 5 millions jébbal ko ñii nga xamante ne nii ñoom ñoo di kilifay aada yi nekk ca Saloum xamle tamit ne ñoom ñooñu di ay kilifay aada président de la république dina leen dalal laata weer bi di dee kilifay aada yooyu nag rafetlu nañ bu baax lii nga xamante ne nii moom la ñu jël jébbal leen ko ñoom nag nee nañu ñu ngi jàppale kii nga xamante ne nii moom moo di président Macky Sall ci liggéey bi nga xamante ne nii mu ngi ko sumb. jërëjëf Seydina Aliou Fall ñu jëm ci suñu dossier livre ak lecture ci koppar ga nga xamee ne que rek moom la ñu jagleel l'édition ngir nag gunge secteur du président de la république yóbbu ko ci juróom-ñaar fukki millions ndax nag kàngam yi ci yëngu dañu doon wax fii ba 2016 daal jumtuwaay yi doyul Ndeye Daja. ay téere yu bëri ñu ngi nelaw ci tiroir yi ndax mënaguñ leen publier ay ndaw yu bëri kon di bind waaye li ñuy bind du génn. loolee waral nguur gi jëm ci def ay jéego yu bëree bëri tax niki 2017 gi ñu ne dinañ yokk bu baax a baax koppar yi ñu jagleel wàllum édition fii ci suñu réew.
dinañ jot ñaari téeméer wala parfois téeméer ci ay demandes te yu si bëri ay xale lañu ay nouvelle génération. mesure bi président jël nga xam ne daf ko jëlee ci 200 quelques millions parce que bu yàgg ñoom ñoo defoon nag mu egg si 600 millions fonds bi dem di wàcc ba egg si 240 millions bi ñu toogee ak moom ak ministre de la culture intérêt wax ko avec le premier ministre ñu d'accord président jël mesure bi ni dina ko yokk ba 570 millions en attendant peut-être trouver beneen kii mu gën a augmenter loolu daal mesure la bu ñu rafetlu. mu di nag ab fonds boo xam ni Léopold Sédar Senghor moo ko fi teg ci jamonoy 1970 mu jóge ci ñaar fukki millions yegg léegi ci lu ëpp téeméeri millions suñuy koppar donte yokku na mën nañu ne édition day des di am ay jafe-jafe ndax lu ni mel dafa cher beneen wàll gi moo di fonds bi jëriñu rekk ngir génne livre yi dañoo war a fexe itamit ba téere bu baax ñëpp mën ci jot mën ko xool itamit. maison d'édition yi am nañ ci wàll am nañ ci cër mais ni ma la ko doon waxee léegi nii balaa maison d'édition yi di intervenir écrivain ci seen bopp ñoom ñooy defar livre bi maison d'édition bi jël ko. liggéey ci lim ci war a liggéey jébbal ko imprimerie bu fekkente ne maison d'édition bi amul imprimerie liggéey ko bu livre bi génnee ci librairie lañ koy jaayee bu defee citoyen yeeg man cee jot lenn li te foofu la ñuy intervenir ñun en tant que direction ñu ngi ciy jënd loo xam ne suñu réseau de lecture moo ko tax a jóg ndax dafa am ay bibliothèque ak ay claque yoo xam ne si ñun laaju su ñu amee ay téere yoo xam ne dañ ko jënd ci éditeurs yi wala bokk jëndee ko feneen boobaa dañuy fexe ba mu yegg ci bibliothèque yooyu ak centre de lecture yi bu defee citoyen yi mën ko jëfandikoo. mu mel ni éditeur yeeg ñiy bind ak ñiy liir bibliothécaire yeeg infographie ñoom ñëpp war nañoo gis seen bopp bu baax a baax ci koppar yi nga xam ne kilifa réew mi ñoo ko teg ngir jàppale ñi yëngu ci wàllu boobee ndax kat dañoo bëgg jaay destination Sénégal ba tax képp ku ko wax rekk xam ni dëkk bindkat bu mag la noonee la ko Léopold Sédar Senghor defee woon. Ndaay Daja ci élément boobu la ñuy dugalee suñu invité maanaam ganu xibaar yi tey di monsieur Ibrahima Lo di directeur du livre directeur ñu ngi lay nuyu. waaw kay ñu ngi leen di fay. xanaa di la dalal jàmm rek ci xibaar yi ñu bëggoon xam rek naka la téere yi doxee ci Sénégal. alhamdulilah lañ mën a wax téere yi mi ngi dox. liñ ci war a yokk mooy jéego bi mënoon naa gën a yaatu ni mu demee nii. ndax li ngeen def ci semaine bi te ñu koy rafetlu di leen ci gërëm di leen ci félicité li mu wane mooy jumtukaay yaa ngi fi potentiel baa ngi fi mais loolu dàqantewul ak am na ay jafe-jafe yoo xam ne ñi ngeen doon waxal feeñal nañ ko ñu ñi nga xam ne ñoo féetewoo wàllu état secteur boobu tamit mën nañ ko firndeel ci yéen ay anam mais li ma ta bàyyi xel mooy li président Alioune Badara Bèye wax te mu am solo mooy chef de l'état décision bi mu jël porter fonds d'aide à l'édition à 500 millions ci 2017. li tax ñu war a lire ku ne war na koo mën a xam ndax lecture mënta ñàkk ci doomu aadama ni doomu aadama bi soxlaa lekk ak naan noonu la soxlaa lu dundal ak ay xalaatam ak gisinu àddinaam te loolu ku ko doon seet da nga naan ci ay téere rek lañ ko mën jële dañuy faral di tudd benn boroom xam-xam koo xam ne ku liggéeyal Afrique la mu ngi koy tuddee Nelson Mandela wax ci kàddoom ne réew moo gis mu war a jëm kanam day fekk réew moom ma dafa yittewoo livre ak lecture lu bare bare donc réew mu mel ni Sénégal te nga xam ne émergence moo ko tax a jóg mën ñoo gannaawal livre mën ñoo gannaawal lecture. amoon na ay jamono dawoon nañu dégg yenn téere ak it ñi nga xamante ne rek ñoo leen daan bind maanaam seen i auteur comme ay Abdoulaye Sadji ay Camara Laye l'enfant noir la collégienne ay une si longue lettre ak yooyu mais jamono ji ñu nekk ni 2017 bi ñu dugg ana yenn livre ñoo ci gën a siiw. ñooñu nga tudd dañoo bay seen waar ci wàll ci waar wi te bay yu rafet lañ ko bay waaye nag fi ñu toll nii. reportage bi jàll ci journalu français bi am na lu mu fedd lu mu wone mooy ne tey la nit ñi gën a bàyyi xel mbind ak njàng mbëkki démb wala boog démb sax ci Harmattan
nañ gis genn góor ñu tuddee Amadou Sada Dia ni ñu ko waxee am na juróom-ñeent fukki at ak juróom ci at moomu mu toog war a bind téere di fàttaliku ay jaar-jaar yi nga xam ne dund na ko ci jamonoy colonisation jamonoy Sénégal indépendant ba ci jamono ji mën naa tudd keneen ku ñuy wax Saloum Sadiakhou muy góor gu dund fële ca côté Kédougou am juróom-ñetti fukki at ak ñeent moom tamit bind na téere boo xoolee ci ndaw ñi nga xam ne ngi ci biti réew comme ñu ne ci biti ku mel ni Mouhamadou Bougar Sarr nga xam ne ay ñeent fukki at ak ñeent ci lay am ku mel ni Fatou Diom moo xam ne mi ngi dund France ci biir réew mi am na ñu bare ñoo xam ne war naa leen mën a tudd li mu bëgg a wax foofu rek mooy ne ñi nga tudd te ñu jiitu woon wax dëgg seen taxawaay ci wàllu lettre ak littérature lu ràññeeku la lu ñu rafetlu la waaye ba tey nag mbir mi des na fi. ko defee ñaa ngi ciy góorgóorlu waaye li ma jàpp mooy héritage la boo xam ne dañ ko am réew mi am ko ràññeeku loolu ci wàllu lettre ci biti réew li war nag tey mooy ñu taxaw temm fexe ba boobu héritage mu bañ ñu rëcc. mais pour nag gën a jëmmal wàllub téere yi ak it gën a yombalal nit ñi ñu gën a mën di lire su rawat na ndongo yi xale yi nga xam ne sax dañu nekk classe d'examen président de la république yëkkati na ab koppar ngir nag baaxee ko édition yi ñu bëggoon rek xam sa xalaat ci lu ñu mel. loolu lu baax la dañ koy féliciter chef de l'État di ko ci gërëm ndax su ne 2017 mooy doon année de la culture muy tàmbaleek augmentation fondée à l'édition jëm ci 500 millions loolu moom lu ñu war a mën a rafetlu la jubluwaay bi nag mooy niñ ko waxee mooy fexe ba téere yu baax yi génn ñi ci war a jot ci ak fu ñu mën a ne ci biir réew mi ndax nag réew mi dafa yaatu te citoyen mooy ñi li yitteel état doomu aadama fu mu mën nekk rek war naa mën a fexe ba téere yi gën ci téere yi mu jot ci jàng ko ndax mu jariñ ko ci wàllu dundam bu fekkente ne ndongo la luy jàng tamit mu mën ko dimbale jox ko ay jumtukaay yoo xam ne bu examen jotee mu dem ci ànd ak ndimbalu borom bi mu mën a jàll ci examen yooyu donc état am na lu ko war yëg na wareef yooyu waaye li may faral di wax nag mooy yow ak man en tant que citoyen lan lañu war a mën a def ngir sas boobu nga xam ne dafa déggu ci suñu loos ñun ñëpp ñu fexe ba sas boobu jëm kanam mooy ci biir kër yi ci biir liggéeyukaay yi lu mel ni barab bi ñu nekk te ñu leen di gërëm ci seen taxawaay yéen waa RTS waroon nañu mën a am benn coin boo xam ne coin de lecture lay doon wala sax bibliothèque nga xam ne nit ki bala ngaa def sa liggéey man faa jaar lu mu gàtt yër ci téere yi ndax nag téere moom mënees ko gannaawal bépp xeetu liggéey boo xam ne doomu aadama ngi koy def te war a cosaanoo ci xam-xam foog nga bàyyi xel téere. dëgg la monsieur Lo ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di rafetlu tamit sa wuy si bi nga ñu wuy si ci xibaar yi. mbokk yi ñu jëm nag ca Gabon fekk fa nag suñu nattangoo yéen fa yebal ñu jàpp ne rek dëkk bi nga xam ne moom moo organisé CAN 2017 di Gabon moom toog na Gabonais nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo leen toogloo di waa Cameroun ndax dañoo témboo ndam demul ndam dikkul Cameroun ñoom ñoo jël ñaareelu place bi ci poule A ci quart de finale Cameroun moo fas yéene dajeek waa Sénégal naka samedi bu 19h jotee ñu ànd saak Thiano Diallo. Burkina Faso nag moom dina wéyal compétition bi la nag ginnaaw ba mu tàmbalee jonganteem ci 19 minutes rek la am le dugal butam bu njëkk ginnaaw erreur défenseur Guinée-Bissau yi le Precious Nkrumah dugal but bu njëkk ci jongante bi mu doon ñaareelam ci compétition bi le benn minute moo ci des laataa ñu dem mi-temps nag José Luis Mendes dóor balam góolu Burkina bi di Hervé Kopi nag génnee ko mu doon 1-0 ci mi-temps bi bu nu dellu see ba noppi nag Nkrumah nag jox balle de but kii di Bertrand Traoré mu dem dugal ñaareelu but bu Burkina Faso mu doon 2-0 score final Burkina nag nekk ca bopp classement bi ba tax nag moom dina qualifié ci quart de finale yi le mat na ñaari fukki at ak ñett pays organisateur mosul toog ca premier tour wante nag waa Gabon ñoom nag dañ leen éliminé ginnaaw bu ñu defee ñetti match nul ci kanam Cameroun nag waa Gabon ñoo njëkk a am occasion de but Pierre-Emerick Aubameyang nag dugalu centre bi le boo xam ne Denis Bouanga moo ko jox bii action coup franc boo xam ne Bouanga moo ko dóor Fabrice Ondoa génnee ko Gabon nag amay jafe-jafe ngir dugal but ci jongante bi ca mi-temps bi nag ku ci nekk amul benn but ñaareelu pàcc jongante bi nag Cameroun wane boppam ginnaaw dóor boo xam ne Bitolo def na ko wante gardien bu Gabon génnee ko ñetti minutes rek lañ ci teg Siani moom tamit dóor bal bi nag wante moom nag mu génn ca cadre bi
ginnaaw match nul bi la nag Cameroun moom qualifié na waaye Gabon moom toog na ci compétition boo xam ne nii moo ko dalal. Thierno Diallo ci poule A bi Burkina Faso moom nag moom moo jiitu étalon yi nag ñoom ñoo gagné Guinée Bissau ñaari poñ ci dara ca Franceville la woon Burkina nag ëllëg ginnaaw ndaje poule B si lay xam ak kan la fas yéene jàkkaar lool ci quart de finale yi. ci waajal bi ñuy waajal bis ba si yëpp seq ci wàllu douane alxames lay doon ñaar fan ak juróom-benn ci weeru janvier moo tax ba douane bu Sénégal amal ab doxu tàggatu thème bi nag di woon tàggat yaram di secteur la bu nga xamante ne ñëpp lay dajale ndaje bi nag ñu bëri teewoon nañ ko Aminata Mbengue Fall. direction générale douane foofu la ñu tàmbalee randonnée pédestre bi ci avenue Diambar jëm ci avenue président Lamine Gueye. jaar ci boulevard Roosevelt randonneur yi nag ci ambiance bu neex a neex la ñu dox aw ci yoon yooyu le lii solo ndaje li mooy dafa fekk ni journée internationale de la douane chaque at dañ koy célébrer ci àdduna bi le 26 janvier lañ ko jàpp mu jeudi ci benn thème analyse des données waaye nag ndaje bi dafay faral nekk benn moment boo xam ni douane muy inspecteurs yi dañu ci woote benn randonnée pédestre randonnée nag mooy doxantu la boo xam ni sport moo ko lal sport nag pour defar sa yaram la waaye sport itam pour dajale ay nit la moo tax ñu woo suñu mbokk yi douaniers yi inspecteurs yi d'abord agent de douane yëpp transitaires yi suñu xarit yi ñuy liggéeyandoo commerçants yi industriels yi ak peuple bi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo tax ñuy liggéey pour ñu bokk daje ci benn ndox boo xam ni du doxu ñaxtu mais doxu sport la. ndajeb sport bi nga xam ni ñi ko organisé mooy amical inspecteur officier wu douane mi ngi am gannaaw bi nga xamee ni bés bi àddina wërngal képp jagaleel waa douane ñu ngi ko jàpp ci alxames ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier bi sport vecteur d'intégration moom la ñu jàpp comme thème. sport moom dafa baax ci yaram surtout dara sax nit kuy toog di liggéey. lundi ba samedi wala ba vendredi baax na léeg-léeg nga yëngal sa yaram looloo tax ñu tànn thème bi sport comme vecteur d'intégration mooy luy dajale sport itam soo wootee nit ñi nga xam ne lu toll na 2 junne inscrire nañ loolu itam dina tax ñu daje ñu waxtaan ci suñu liggéey kaf fooree loolu itam bokk na ci luy solo ndajali tey gi def sport ngir am wérgu yaram loolu mu mel ne ñi nga xam ne dañu ñëwoon bokk ci randonnée bi xam nañ ko bu baax ci njeextalu cérémonie bi nag am na ñoo xam ne ay participants lañu yoo xam ne jox nañ leen médaille wala bokk trophée. jërëjëf Aminata Mbengue Fall suñu rubrique découverte tey nag dañ leen di wonale ak réserve bu Kalissaay ma nga nekkee ca Kafountine toll ci 220 hectares foofu na dañ fi gis ay mangrove ak it suuf su bëree soo nga xam ne que rek dafay dalal ay picc yoo nga xamante ne façon bu nekk ma nga fa visiteurs yi nag taamu ko loolu Abdoul Aziz Ban. ñi ngi ko taxawal ci atum 1978 réserve ornithologique bu Kalissaay mi ngi nekk ci bët gànnaaru embouchure bi nga xam ne nag mooy bu fleuve Casamance. réserve boobu nag mi ngi am li nga xam la ñuy duppee ay bancs de sable ay mangrove waaye tamit ay îles yu ndaw yoo xam ne daal ay garab ñoo ci nekk mu nekk ñaareelu site boo xam ne moom la ñuy conserver picc yi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi. réserve bi ñu ngi koy créer ren mooy fanweer at ak juróom-ñeent buñ ko créer ba léegi te réserve bi buñ ko créer moom mooy ñaareelu site Sénégal boo xam ne dañ ko créer te ñu jox ko wàllum conservation picc yi ci Sénégal te lu tax ñu créer réserve bi ba léegi réserve bi mu ngi jouer rôle boobu c'est-à-dire que picc yi yaa ngi fi gën di bëri rek te bu picc di gën di bëri ñun beneen jàngat la ñuy jox ci milieu bi lan la suñu milieu bi yor donc ça veut dire que c'est un milieu qui est biologiquement riche. moom mi ngi am héronière bu Kassel ak li nga xam ne mooy pointe bu Sankoy ak embouchure bu Salulu moom nag am na mbir mu rëy boo xam daal mi ngi koy def ngir dalal ñi nga xam ne daal picc yi fii ci biir Sénégal waaye tamit ci àdduna bi yëpp. réserve bi ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp kenn weddiwul tey importance am parce que réserve bi àdduna bi ñëpp toog
ñu ne réserve bi nañ ko classé comme ZICO ça veut dire que c'est une zone d'importance pour la conservation des oiseaux te boobu ñu ngi koy classé depuis 2001 ren mu ngi def 16 ans bu ñu ko classé ba léegi te instant bi lu ñuy gën di xalaat mooy que ñu classé waat réserve bi sur la liste des zones humides d'importance internationale. fii réserve Kalissaay moo ëpp garab juuj donc bëri ay garab yooyu ak picc yi donc am na interaction yoo xam ne lu mot a jaay lu mot a bàyyi xel. réserve ornithologique bu Kalissaay nag ñu ngi ko gën a xam leen ak li nga xam ne mooy picc yi fay nekk mu nekk daluwaay bu baax. à part picc yi ñu fiy gis réserve bi am na yeneen espèces telles que ay mbonaatu géej telles que ay dauphins telles que ay lamantins telles que ay espèces de poissons yoo xam ne ñu ngi commencé di raar mais si biir réserve bi ñu ngi leen fiy gis vraiment en quantité importante donc c'est pourquoi décideurs yi xool techniciens yi wax la ni ki réserve bi dafa am importance ñu ne léegi dañu ko xool nan lañ koy dugal si liste des zones humides d'importance internationale. at bu jot dinañ amal ci réserve boobu nag décompte international bu oiseaux d'eau maanaam picc yi ñu fay ko wàññi mu nekk loo xam ne daal am na solo lool. wàññi picc yi pour xam li nga xamante ne mooy picc yi ñu jàpp ne ñun surtout ñu njaboot la bokk ñu xam nan lañu toll nan la seen ñaata seen lim nu mu toll wante tamit ñu xam ñaata lañ toll ci espèce ci diversité. loolu moo waral ñuy def activité bi di décompte li nga xamante ne ñu ngi koy def di wàññi picc yi ci àdduna bi yëpp. xool est-ce que picc yaa ngi yokk bu yokk ñu xam lan moo tax ñuy yokk est-ce que amuñu perturbation loolu moo tax ñuy yokk est-ce que wala seen alimentation bi moo gën di bëri loolu moo tax ñuy yokk bu dee tam ñu ngi wàññeeku tamit ñu xool est-ce que perturbation humaine bi moo tax wala est-ce que facteur naturel yi tam ñoo tax. réserve bu Kalissaay loo xam ne lu jekk la mu nekk nag lu taaru te rafet lool ba tax na touristes yi chercheurs yi dañ fay faral di ñëw lu bari. ni nga ko gisee nii dafa nekk réserve boo xamante ne dafa am beauté boppam rafetaayu boppam rafetaay ci picc yi nga xamante ne yaa ngi ko fi di ko fi gis mais rafetaay ci habitat ndax gis nga tey fii ñu taxaw nii di wax ni bokkul ak fi ñu aw fi nga xamante ne ay mangrove la ak yeneen yoo xamante ne mën nañ ko fekk fii ci réserve bi. ma gis ne yéemi na maanaam te lu jara bàyyi xel parce que gis naa fi ay concentration picc yu bëri. réserve bu Kalissaay moom nag dañ ko daal di war a protéger daal koy gën a préserver mu nekk nag xeex boo xam ne ñii di défenseur bu environnement yi moom la ñuy def bis bu nekk. il faut population bi ñoom seen jëmmi bopp ñoo ci mën a dugg ñu wax ne lii ñoom ñoo koy aaral seen bopp pour ñoom te comme ñoom ñoo fiy des kon ñoom il faut ñu am ci seen xel ñu jàpp ne lii dañ kaa war a sàmm ndax pour ñun la. dañ ko war a téye bu baax téye bu baax bi jaar na par boole population bi parce que population bi guddi ak bëccëg ñoo nekk en contact avec la nature avec réserve bi donc pour ñu mun a sàmm bu mucc ayib foog ñu boole ci population bi. former leen tàggat leen ci picc yi tàggat leen ci conservation bi et puis ñu dugal leen ci conservation bi te xale yooyu bu ñu màggee ëllëg ñoom ñoo mën a nekk mag yi ci dëkk yi ñoom ñoo mën a naan non bu leen def lii bàyyi leen lii parce que ñoom dañ ci magaale. ak li nga xam ne mooy napp ak rëbb bi nga xam ne nag daal kenn digleewu ko ñi nga xam ne yenn espèces yi moom lañ koy def réserve Kalissaay bi nag dafa mel ni dañ ko daal di menacé ba tax na agent yi nag seen bëgg-bëgg mooy mu gën a yokk seen i jumtuwaay bu ko defee ñu gën di mën di surveiller loolu nga xam ne moom la ñuy dëppee àjjanal picc yi. jërëjëf Abdoul Aziz Ba RTS 4 mbokk yi li leen indiloon ci ay xibaar doo leen ko jottali ñu ngi leen di gërëm bu baax seen teewlu te di leen ñaanal guddi jàmm. directeur du livre directeur ñu ngi lay nuyu.
waaw kay ñu ngi leen di fay. xanaa di la dalal jàmm rek ci xibaar yi ñu bëggoon xam rek naka la téere yi doxee ci Sénégal. alhamdulilah lañ mën a wax téere yi mi ngi dox. liñ ci war a yokk mooy jéego bi mënoon naa gën a yaatu ñi mu demee nii ndax li ngeen def ci semaine bi te ñu koy rafetlu di leen ci gërëm di leen ci félicité li mu wane mooy jumtukaay yaa ngi fi potentiel baa ngi fi. mais loolu dàqantewul ak am na ay jafe-jafe yoo xam ne ñi ngeen doon waxal feeñal nañ ko. ñu ñi nga xam ne ñoo féetewoo wàllu état secteur boobu tamit mën nañ ko firndeel ci yenn ay anam. mais li ma ta bàyyi xel mooy li président Alioune Badara Bèye wax te mu am solo mooy chef de l'État décision bi mu jël porter fonds d'aide à l'édition à 500 millions ci 2017. li tax ñu war a lire ku ne war na koo mën a xam ndax lecture mënta ñàkk ci doomu aadama ni doomu aadama bi soxlaa lekk ak naan noonu la soxlaa lu dundal ak ay xalaatam ak gisinu àddinaam te loolu ku ko doon seet da nga naan ci ay téere rek lañ ko mën jëlee dañuy faral di tudd benn boroom xam-xam koo xam ne ku liggéeyal Afrique la mu ngi koy tuddee Nelson Mandela di wax ci kàddoom ne réew moo gis mu war a jëm kanam day fekk réew moom ma dafa yittewoo livre ak lecture lu bare bare donc réew mu mel ni Sénégal te nga xam ne émergence moo ko tax a jóg mën ñoo gannaawal livre mën ñoo gannaawal lecture. amoon na ay jamono doon nañu dégg yenn téere ak it ñi nga xamante ne rek ñoo leen daan bind maanaam seen i auteur comme ay Abdoulaye Sadji ay Camara Laye l'enfant noir la collégienne ay une si longue lettre ak yooyu mais jamono ji ñu nekk ni 2017 bi ñu dugg ana yenn livre ñoo ci gën a siiw. ñooñu nga tudd dañoo bay seen waar ci wàll ci waar wi te bay yu rafet lañ ko bay waaye nag fi ñu toll nii reportage bi jàll ci journalu français bi am na lu mu feddi lu mu wone mooy ne tey la nit ñi gën a bàyyi xel mbind ak njàng mbëkki démb wala boog démb sax ci Harmattan nañ gis genn góor ñu tuddee Amadou Sada Dia ni ñu ko waxee am na juróom-ñeent fukki at ak juróom ci at moomu mu toog war a bind téere di fàttaliku ay jaar-jaar yi nga xam ne dund na ko ci jamonoy colonisation jamonoy Sénégal indépendant ba ci jamono ji mën naa tudd keneen ku ñuy wax Saloum Sadiakhou muy góor gu dund fële ca côté Kédougou am juróom-ñetti fukki at ak ñeent moom tamit bind na téere boo xoolee ci ndaw ñi nga xam ne ngi ci biti réew comme ñu ne ci biti ku mel ni Mouhamadou Bougar Sarr nga xam ne ay ñeent fukki at ak ñeent ci lay am ku mel ni Fatou Diom moo xam ne mi ngi dund France ci biir réew mi am na ñu bare ñoo xam ne war naa leen mën a tudd li mu bëgg a wax foofu rek mooy ne ñi nga tudd te ñu jiitu woon wax dëgg seen taxawaay ci wàllu lettre ak littérature lu ràññeeku la lu ñu rafetlu la waaye ba tey nag mbir mi des na fi. ko defee ñaa ngi ciy góorgóorlu waaye li ma jàpp mooy héritage la boo xam ne dañ ko am réew mi am ko ràññeeku loolu ci wàllu lettre ci biti réew li war nag tey mooy ñu taxaw temm fexe ba boobu héritage mu bañ ñu rëcc. mais pour nag gën a jëmmal wàllub téere yi ak it gën a yombalal nit ñi ñu gën a mën di lire su rawat na ndongo yi xale yi nga xam ne sax dañu nekk classe d'examen président de la république yëkkati na ab koppar ngir nag baaxee ko édition yi ñu bëggoon rek xam sa xalaat ci lu ñu mel. loolu lu baax la dañ koy féliciter chef de l'État di ko ci gërëm ndax su ne 2017 mooy doon année de la culture muy tàmbaleek augmentation fonds d'aide à l'édition jëm ci 500 millions loolu moom lu ñu war a mën a rafetlu la jubluwaay bi nag mooy niñ ko waxee mooy fexe ba téere yu baax yi génn ñi ci war a jot ci ak fu ñu mën a ne ci biir réew mi ndax nag réew mi dafa yaatu te citoyen mooy ñi li yitteel état doomu aadama fu mu mën nekk rek war naa mën a fexe ba téere yi gën ci téere yi mu jot ci jàng ko ndax mu jariñ ko ci wàllu dundam bu fekkente ne ndongo la luy jàng tamit mu mën ko dimbali jox ko ay jumtukaay yoo xam ne bu examen jotee mu dem ci ànd ak ndimbalu borom bi mu mën a jàll ci examen yooyu donc état am na lu ko war yëg na wareef yooyu. waaye li ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi liggéey ci nguur gi. Buur Saalum Buur Siin Jaraaf dama wax ne réew bi ku ko xam ku ko xamul
maa ko wax moom pour gàncax gi dafa bëgg a bu daaw leen dara danga daan génn rek dañ lay dégg wala ñu lay tegtal kenn ku nekk moo leen di fiir soo ko xam bu fekkee ne dëgg wax naa ko Samba Ndiaye mu mbéy su fekkee ne li ma yor dëgg tappalaatoo yomb na nag danga sa mànd boobu vraiment bu si. Gane Ndiaye kilifa yi dajale woon ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di kilifa yi aada yi. am naa mbégte lool tey bu ma ñëwee Gane Ndiaye ci nga xam ne ñuy concrétiser benn mébét bu ma amoon mooy ñu boole les chefs traditionnels du Saloum. ci ndaje mi Mbagnick Ndiaye joxe na benn enveloppe bu toll ci 5 millions jébbal ko ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di kilifay aada yi nekk ca Saloum xamle tamit ne ñoom ñooñu di ay kilifay aada président de la république dina leen dalal laata weer bi di dee kilifay aada yooyu nag rafetlu nañ bu baax lii nga xamante ne nii moom la ñu jël jébbal leen ko ñoom nag nee nañu ñu ngi jàppale kii nga xamante ne nii moom moo di président Macky Sall ci liggéey bi nga xamante ne nii mu ngi ko sumb. jërëjëf Seydina Alioune Fall ñu jëm ci suñu dossier livre ak lecture ci koppar ga nga xamee ne que rek moom la ñu jagleel édition ngir nag gunge secteur du président de la république yóbbu ko ci $200 millions ndax nag kàngam yi ci yëngu dañu doon wax fii ba 2016 daal jumtuwaay yi doyul Ndeye Daja. ay téere yu bëri ñu ngi nelaw ci tiroir yi ndax mënaguñ leen publier ay ndaw yu bëri kon di bind waaye li ñuy bind du génn loolee waral nguur gi jëm ci def ay jéego yu bëree bëri tax niki 2017 gi ñu ne dinañ yokk bu baax a baax koppar yi ñu jagleel wàllum édition fii ci suñu réew. dinañ jot ñaari téeméer wala parfois téeméer ci ay demande te yu si bëri ay xale lañu ay nouvelle génération mesure bi président jël. tey foo dem ci réewum Sénégal daa fa fekk mutuelle samp nañu lu jege juróom-ñaari téeméeri mutuelle ñu war leen dooleel te collectivité locale yi war see jiitu. dafa mel ni day ñaax képp kuy maire képp kuy responsable politique képp kuy autorité ci réew mi pour xamal la ne bu fekkee bëgg nga jàppale population yi nekk sa gox day am na jumtuwaay bu am solo boo xam ne mën nga ko jëfandikoo jumtuwaay boobu mooy mutuelle de santé. waa Sicap Mbao Diamaguène dafa mel ni wane nañ yoon bi ci ñooñu ñu bind am na ay waay laago directeur général bu CMU rafetlu jëf ji di ñaan ñu gën ko yaatal ndax paj mi gën a yomb ci bépp sénégalais. jërëjëf Oumar Diaw. jawriñ bi ñu denk wàllu cosaan ak aada moom nag démb ma nga woon ca Gandiaye ngir nag teewe ndaje bu yaatu bu ñi nga xam ne rek mooy kilifa aada yi doon nekk dëkk ca Saloum doon nag amal ñoom ñëpp nag kilifa cosaan ak aada yooyu nag dañ doon waxtaan ci ban place moom nooy place wu ñi nga xamante ne rek ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu cosaan ak aada réew mi ngir nag bu amee jafe-jafe ñu mën fa amal ñu mën fa ràññe ñu mën leen ca ràññe bu baax a baax ñoom ñëpp ña nga daje woon nag ca Gandiaye. Louise Bidza moo ñu defaral reportage bi waaye Seydina Alioune Fall moo ñu ko faram-fàcceel. saa su kilifay lébu gi teewee ca Gandiaye dafay nekk lu yéeme kilifay aada bu Gandiaye yëpp teewoon ak jaraaf bu Saloum ak jaraaf bu Bargny ñoom ñëpp wuyu si ci li nga xamante ne nii moo di woote bu ministre de la culture kilifay aada yi nag bugg a rataxal li fi amoon démb ak li fi am tey. cérémonie tey bi dama ci am mbégte parce que lii dafa nekk loo xam ne yombul regrouper assistance bu mel nii chef de province yi nekk Saloum yëpp daje fi ceux du Sine sont là ceux du Cap-Vert sont là. vous avez vu gis nga Ablaye Matar Diop ñëw na fi ki nga xam ne mooy grand serigne de Dakar ñoom ñëpp accompagné monsieur Mbagnick Ndiaye te lii yëpp ñu ngi ko jëlee vraiment ci li nga xam ne nii moom moo di ordre bi mu monsieur le président de la République joxe parce que gis nga ko ci message à la nation dafa jàpp ni la culture la moo mën a développer at réew mi. kilifay aada yi di dox ay tànk jàmm ci diggante yi loolu nag mu nekk loo xamante ne nii dañ leen ko jagleel tey ji nag ñu fas yéene dugal li nga xamante ne nii moom moo di seen loxo ngir. jàppale lii di institution yi maanaam conseil départementaux yi ak. nga xam ne daf ko jëlee ci 200 quelques millions parce que bu yàgg ñoom ñoo defoon nag mu egg si 600 millions fond bi dem di wàcc ba egg si 240 millions bi ñu toogee ak moom
ak ministre de la culture intérêt wax ko avec le premier ministre ñu d'accord président jël mesure bi ni dina ko yokk ba 570 millions en attendant peut-être trouver beneen kii mu gën a augmenter loolu daal mesure la bu ñu rafetlu. mu di nag ab fonds boo xam ni Léopold Sédar Senghor moo ko fi teg ci jamonoy 1970 mu jóge ci ñaar fukki millions yegg léegi ci lu ëpp téeméeri millions suñuy koppar donte yokku na mën nañu ne édition day des di am ay jafe-jafe ndax lu ni mel dafa cher beneen wàll gi moo di fonds bi jëriñu rekk ngir génne livre yi dañoo war a fexe itamit ba téere bu baax ñëpp mën ci jot mën ko xool itamit. maison d'édition yi am nañ ci wàll am nañ ci cër mais ni ma la ko doon waxee léegi nii balaa maison d'édition yi di intervenir écrivain ci seen bopp ñoom ñooy defar livre bi maison d'édition bi jël ko. liggéey ci lim ci war a liggéey jébbal ko imprimerie bu fekkente ne maison d'édition bi amul imprimerie liggéey ko bu livre bi génnee ci librairie lañ koy jaayee bu defee citoyen yeeg man cee jot lenn li te foofu la ñuy intervenir ñun en tant que direction ñu ngi ciy jënd loo xam ne suñu réseau de lecture moo ko tax a jóg ndax dafa am ay bibliothèque ak ay claque yoo xam ne si ñun laaju su ñu amee ay téere yoo xam ne dañ ko jënd ci éditeurs yi wala bokk jëndee ko feneen boobaa dañuy fexe ba mu yegg ci bibliothèque yooyu ak centre de lecture yi bu defee citoyen yi mën ko jëfandikoo. mu mel ni éditeur yeeg ñiy bind ak ñiy lire bibliothécaire yeeg infographie ñoom ñëpp war nañoo gis seen bopp bu baax a baax ci koppar yi nga xam ne kilifa réew mi ñoo ko teg ngir jàppale ñi yëngu ci wàllu boobee ndax kat dañoo bëgg jaay destination Sénégal ba tax képp ku ko wax rekk xam ni dëkk bindkat bu mag la noonee la ko Léopold Sédar Senghor defee woon. Ndaay Dajaa ci élément boobu la ñuy dugalee suñu invité maanaam ganu xibaar yi tey di monsieur Ibrahima Lo.